réunion bi nga xam ne délégué régional au parrainage oote na ko woon le 5 muy le ministre Amadou Ba ak répondre nag ñi nga xam ne dañu ne ñun waa coalition bi signature yi ñu am yëpp mënu la nekk te ay faux la naa ne wax yu ñaaw yooyu ñu jëmale ko si ki nga xam ne mooy sunu coordonnateur laaj na ñu leeral askan wi leeral Sénégal damay fàttali ko rek ne bii président de la République Macky Sall désigné délégués régionaux yi délégué bu région de Dakar muy monsieur Amadou Ba ministre de l'économie et des finances dafa convoqué woon responsable région bi yëpp fële si King Fahd rencontre la boo xam ne information la sur li nga xam ne moo war a itteel nit ñi ak comportement nit ñi wax aussi li nga xam ne Dakar dina ko jouer ci dispositif bi nga xam ne mooy ci élection yi jëm parce que ñëpp xam nañ ne potentiel u Dakar en terme de électorat waxtaan bi nag bu ubbee ko ci ñaan ak jàmm wax ne ñëpp war nañoo fàtte seen bopp ndax kenn rek moo xewle kenn rek moo am bés mooy président Macky Sall wax ne nit ñi war nañu boole seen xol ànd bu rafet ndaxte su fekkee ne ñun ñëpp ci kees bi ñu jëm ñoo ko bokk jarul ñu fiy ñaayoo wala di xiiroo ndax dara ñoru fi loolu nag la koy war a mën a indi nit ñi bokk ndey bokk baay ci département yëpp rax si nag fii ñu nekk loolu nag pour mu mën a nekk il faut que nit ñi bàyyi xastante di wax nit loo xam ne du dëgg di wax ay wax yoo xam ne ñaaw mu jox na kàddu képp koo xam ne teewal na fa département bii coordonnateur départemental bu département de Nguer jëlee kàddu muy ministre Omar Gueye yaakaar naa ne wax na historique depuis bi élection yi tàmmee wax na fa ñu jógee 2012 ba fa ñu yegsi ci 2017 lan moo indi chute yi expliqué ko ñu def ci ay réunion coalition bi du benn du ñaar fële ci Lac Rose daje nañ fa pour waxtaan ci loolu ñu gis ne depuis élection li muy chute yëpp la koy indi toujours mooy compétition yi nga xam ne mooy am au niveau local chaque fois que nit ñi ñu ngi jël seen xel ak son xalaat jiital ko ci ay élection locale guerre de positionnement yi ak sanction yi day gën a bari 2017 gis nañu ay candidats yu ñu investir lekkoon ñu campagne pour seen bopp ñuy campagne pour wax lu ñaaw Omar Gueye loolu nag joué na seen résultat ak ñi nga xam ne ndax candidat bi neexu leen wala candidat yi ñu tàmb neexu leen ñu def ay vote sanction ci collectivité locale yi nga xam ne lañ dëkk loolu ñoom ñewe ñu kaa wax ne moo indi surtout résultat yi loolu nag ay comportement yoo xam ne képp kuy kilifa ci parti di liggéeyal président Macky Sall war na kaa war a mën a weesu la indi coow li nag mooy ba mu waxee nombre de parrain yoo xam ne yaakaar na ne yéen ñi fi toog ñëpp yéen a ko liggéey ku nekk dugg na si naaj bi dugg si kër yi di dox joxuñu la dërëm ngay añi yenn saa yi si mbedd pour liggéeyal kenn muy président Macky Sall chiffre bi mu wax nag moo tiital nit ñi ndaxte ba mu annoncé 32 670 yi moom rek nag moo annoncé woon chiffre ci responsable yi jël kàddu yëpp ci région de Dakar ndaxte lu mu liggéey la liggéey kat responsable yi nga xam ne ñëpp bi président lancé kii bi parrainage bi ci ngoon si defe naa coordination communale bu département bi ñun ñëpp dañu daje Sénéfa pour wax ci stratégie naka la ñu war a mën a wàccee ci parrainage bi ñun ñëpp ñu nangu ne suñu collecté dañuy indi parrainage yi au niveau du coordonnateur parce que jamono yooyu kenn xamul woon kan mooy délégué régional liggéey boobu nag parti yëpp def ko commune bu nekk dem réunir au niveau ci fi nga dëkk ñu nekk nag Benno Bokk Yaakaar bu am solo ñëpp a bokk ndey bokk a bàyyi loolu moo indi wax tax na ay nit yoo xam ne mënuma sax qualifier nit wax na ñun kenn jàngale yu wax lu ñaaw mais esprit fractionniste yi ñu am mooy xàjjale tax na ñu ne liggéey boobu antuwul mënul nekk waaw lu mënul nekk da nga ko xamul parce que soo liggéeyul doo xam lu mën a nekk ak lu mënul nekk tax na nag lu nekk ñu yàq ko coordonnateur ñu ne nag loolu ñun waruñu ko seetaan
ndax ñun dañu taxawoon ne dañuy nekk solidaire si moom ak ndax moom si liggéey bi nga xam ne ñun ñoo ko tànnoon mais tànn bi kii nga xam ne moom la ñu liggéey muy président de la république Macky Sall moo ñëwoon fii conseil des ministres dëggal tànn bi devant responsable coalition yëpp waaw kooku moom ndegam moom moo jël décision boobu lan mooy ñoo xam ne joxuñu sax respect président Macky Sall yaakaar naa ne ñooñu di wax joxuñu sax président respect ndax kilifa soo ko joxee respect su ne la jaaral fii da ngay jaar foofu ba keroog ba muy dindi li nga xam ne moom moo ko tego loolu nag wante ngeen ci xamuñu ko ndax ñun ba ñuy ànd ba léegi coalition bii liggéey bu rafet la ñu def wane nañ ko ba ñuy mobiliser bii président Chine di ñëw wane nañ ko waat ba ñuy mobiliser Arena ñun ñii ñoo fi dajale 400 cars yóbbu ko fii Arena kenn weddiwu ko preuve yaa ngi fii au contraire am na ñoo xam ne nag dañ doon laaj xaalis wante seen côté day su ñu defee cercle dafa xonk cuur ndax ñooñu xam nañ lan lañu mane loolu nag moom beneen wax la moo tax suy nit di wax ay affirmation yoo xam ne maîtriser wu loolu dañ koy ñaaw rafetlu ñu ko ndax nag Omar Gueye kese nekkul si coalition bi bokk na si ñii bokk coalition bi ndax ñun ñoo ko jiital mais coalition bi ku ko wax dara ñun ñii ñëpp nga ko wax ndax nag c'est de notre responsabilité ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di liggéey ku koy wax nag da nga xamul ñun nañu liggéey ndax kenn dara feesul suñuy bët nag fii ñi fi toog ñëpp ay nit yu indépendant lañu ñu am seen ngor am seen liberté yor seen dogalu parti di ñëw di ko doxal fii si coalition bi loolu nag dañ koy wax ndaxte la ñu joxe si coalition bi dëgg la mu ngi nii commune bu ne dafa dem 2 semaines ñu def premier deuxième dépôt ba troisième dépôt président Gorgui Sy dafa dajale yi mu yor yéen yóbbu Rufisque Ouest dafa dajale yu waa nouveau parti yu Alioune Mar yëpp ma dajale lu ñu am rek mu dajale yóbbu déposé ainsi de suite noonu la commune yëpp def 12 communes yëpp noonu la ñu liggéeyee am na si nax ñoo xam ne ñu ngi si coalition bi keroog ba ñuy mujjee réunion ministère dañ na ñoom ñu ngi liggéey mais dañuy xaar naka la ñu dajale seen i yëpp def seen répartition départementale soo ba ñëw versé xanaa bon dinañ dépassé 32000 bon kuy wax ne lii mënul nekk da nga xamul ni terrain bi mel parce que ñamuloo terrain bi moo tax nga ne lii mënul nekk mais ñun ñi nekk si terrain bi xam nañ ne parrainage lu metti na xam nañ ne parrainage ay gor rek si ànd di ko liggéey ak ñu gëm président Macky Sall moo ñu indil lii te pare guñu ndax atteindre guñu sax suñu un quart de nos objectifs yi nga xam ne moom la ñu fixé en tant que coordination départementale cohésion nag kenn mënu ko toj ndax ñun ñii ñëpp dañu ànd bokkandoo li ñu liggéey defuñu yëfu xale defuñu ay xëccoo loolu ñoo ko xam su fekkee ne nag dafa am ñoo xam ne yaakaar nañu dans la communication wala à travers la presse dañu bëgg a naxee Macky Sall wala Amadou Ba ñoom ñoo bokk yoon parce que ñun nekkuñu ci loolu la ñu xam mooy jàmm liggéey bañ a faale kenn toppatoo li nga xam ne mooy sunu mission pour obtenir résultat yi te loolu kenn duñu ci génn di attaquer nag injustement Omar Gueye parce que day liggéey am fulal ci li muy def loolu vraiment nañu bàyyi doomu jàmbur sonal nañ ko trop loolu nag la ko indi mooy xam nañ ñu nag dëgg bi gis nga Tëngéej dañu tàmm ay nit dañu nekk Ndakaaru fële di instrumentaliser fii ay nit pour lan ndax kii day liggéey wala kii daf ñu bëgg a raw loolu rek ma fi nekk ñun nag dugg si détails yi mais bu ñu kenn poussé ndax xam nañ lu bari mën nañoo wax lu bari am na loo xam ne nag président Macky Sall tax na ñun jomm nañu taxaw di wax fii am na ñoo xam ne lan la ñu xëccoo Doudou Maïssa mii toog mais 2012 ba léegi mooy coordonné parti bi kenn su ka xëccoo moom 2014 sax du moins bii président Macky Sall waxee ne ñii gagné nañu coordonné mais ñii gagné ñooy coordonné yéen président Gorgui Sy mooy coordonné Benno Bokk Yaakaar Malick Ndiaye moo fa ne mooy coordonné APR mais kii nekk maire Malick Ndiaye bu mu di ko dafa ànd ak moom di liggéey Rufisque Est c'est la même chose Doudou Maïssa mii moo jiitu woon Benno Bokk Yaakaar foofu ku weer dinañ génn résultat yi kenn werante bu loolu muy coordonné mais lan lañ ko xañee lan la fi def ba ñu naan dañ ko fiy dindi te président Macky Sall moo ne
il n'y aura pas de renouvellement, il n'y aura pas de changement. waaw pourquoi Albé parce que maire la ñëw na ñu ne nañ ko génne dàq Doudou Maïssa ñun duñu ay orkat duñu ay jaam xamuñu loolu ñun xamuñu loolu duñu ay orkat la ñuy nekk la ñuy continuer di liggéey ci cohésion. La preuve en est que tey jii soo demee Rufisque Est tout le Benno Bokk Yaakaar travaille avec Doudou Maïssa Wade et c'est ça la vérité historique et politique. Donc nañu bàyyi naxaate yi bàyyi caaxaan yi ndaxte damay conclure mooy politique li ñu ñor fi ñu toll nii te mu dëgg mooy falaat président Macky Sall ñun ñii fi toog ñëpp fàtte nañ suñu bopp xamuñu ku mer ak ku merul liggéey lañ fi nekk liggéey nag terrain te loolu moom la ñu def suñu mission moom la ñu def suñu activité te mooy suñu liggéey ndaxte nag président Macky Sall la mu def Sénégal waxtuma la Tëngéej war naa doy képp kuy doomu Tëngéej dem nañ ba ci parrainage bi ñii nga xam ne dañu bokk ci terre bi dañu kontaan ci moom ba dañu def parrainage ñëw déposer ko auprès du ministre Omar Gueye waa terre ndax kontaan ndax li leen président Macky Sall def lañ fiy liggéey nag ci wàllu infrastructure ñun suñu combat dafa war a nekk suñu unité pour dem outil mener le combat du chômage des jeunes yooyu moo war a nekk suñu xeex ndax nag président Macky Sall lépp luy infrastructure bu baax Tëngéej gi la ko indi terre baa ngi nii di daw marché d'intérêt national ministère yëpp a ngi toxu garo gros porteur suñu ne bourse familiale Sénégal am na barka démb samedi le président Gorgui Sy distribué DER 168 millions yeneen communes yaa ngi ñëw waaw loolu moo jar wax moo gën ñu naan kii baaxul kii bon na waaw Omar Gueye yàlla na ko yàlla lafal cat dañuy wax nag ne ñii nga xam ne ñoo bëgg ay xastante dàqu ñu ñoo xas gënuñu ñoo xam gënuñoo dëkk ci dëkk bi te gënuñu jub nañu arrêté suñu arrêté wul nag lu waaye wax nag mën nañ laa tontu te bu boobaa nag dootuñu taxaw te désormais chaque semaine sax on tiendra un point de presse pour rendre compte de la situation luñ ci wax rek nañ ci tontu su dee moyen mooy def conférence de presse defe naa ñuy toog fii xiifuñu donc mën nañoo defante ku ne suñu noppee nag jàpp suñu ñaambur bañ a tontu te am nit parce que dañu yaree ci liggéey moo tax ñu nekk di liggéey ndaxte nag ñun terewuñu kenn ku parrainé ku bëgg a parrainé mais président Macky Sall am na ay mouvement Cheikh Kanté ngi parrainé ak mouvement Moustapha Cissé Lo ngi parrainé fële ak mouvement Kaneen a ngi parrainé waaw léegi ñun ñu parrainé ñu bëgg contesté suñu parrainé ku mën na dem terrain baa ngi day naaj baa ngi nii te bàyyi ñii di liggéey ci jàmm nekk seen salam loolu daal dañu bëgg a wax ne te moi lëppa yooyu nga xam ne fu la neex tag ah nañ ñu kenn duñu nangu nag pour ñu yàqal suñu département bi le département là avec l'unité de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la mouvance présidentielle dañ dul nangu kenn nag ku ñu koy yàqal te nag bés baa ngi ñëw le président dina jàkkaarloo ñun ñi ñu toog ak moom waxante moom dëgg te loolu rek moo ne la ñu war a wax ñun duñ ko wax ci mbedd bés bu ñu jàkkaarloo moom dinañ wax li mu te dina xam ne ay personnes responsables ñoo jàkkaarloo moom di wax mais duñ fi nekk di xastante du tontu parce que dualité bi ñu bëgg mu am du fi am nous on n'est pas en dualité avec qui que ce soit si c'est un problème de l'APR n'a qu'à aller régler son problème interne mais fii coalition Benno Bokk Yaakaar amul benn entité bu nekk fii ci département de Rufisque bu mën a dajale lii su amee nañu def parce que Macky Sall APR la bokk mais Macky Sall a beaucoup de respect sur la coalition Benno Bokk Yaakaar et la mouvance présidentielle. C'est ce qui nous anime aujourd'hui à venir partager avec les populations waxtaan bi pour que au soir du 24 février yàlla may ñu ndam au premier tour le Sénégal nekk ci jàmm ñu ñëpp ñu nekk ci jàmm je vous remercie.